mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak Sud FM benn waxtu mooy door a jot sënkëm ci njolloor gi nu fas yéene leen a jukkil xabaar yi. bokk na ci faatu kii di Marie-Louise Diouf ñu ne député la woon boo xam ne bi dafa feebaroon nekkoon itam ci ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ci Benno Bokk Yaakaar daan ci jokkoo léegi ay miru ñing mi nga xam ne moo leen jiite fële ci assemblée nationale. daan ci toftal itam li nga xam ne dafa aju rek itam tey ci suba ci université Cheikh Anta Diop jàppante am na ci si diggante ndongo yi ak itam ñu yor wàllu kaaraange gi ba ñu ratolante ay mbir daan ci dikk léegi déglu kenn ci ndongo yooyu la leen metti ba tax tey jii bokk na ci sax faf ñu ne dañ leen di war a fay seen i koppar li aju yi tamit ci ñi nga xam ne ñoo di liggéey ci l'hôpital ba nekk fële ca diwaanu ci Ziguinchor dañoo xëy ñoom itam di yëngu-yëngal ndax it ñoom nee ñu seen i payoor da ci am loolu da caa desandi daañu ci jokkoo ak benn Michel Kanfoudi daañu ci toftali tamit yeneen i xabaar yooyu dafa yitteel itam benn syndicat boo xam ne bi ñoom itam tey jii rek itam ñu ngi doon dox boo xam ne bi daal wax wane seen naqar ak itam jafe-jafe ni jànkonteel ak Covid 19 bi ak itam bilan bi ak yu demee noonu daañu ci dikk léegi toftal ci incha allah yeneen i xabaar. Maodo Faye. salaamaaleykum mbokk yi Marie-Louise Diouf la tudd wax nañu dafa faatu tey ci àllarba ji fii ci biir Ndakaaru gannaaw ba nga xamee ne ñu dafa tawatoon nekkoon koo xam ne kii itam mi ngi bokkoon ci mouvance présidentielle bi maanaam ñi jiite réew mi rawat nag waa Benno Bokk Yaakaar milité woon fële ca Grand Yoff nekkoon it koo xam ne kii ku bëggoon li mu doon def la ay miiru ñi ngi indi ci ay seede moom mu jiite groupe parlementaire boobule ñu déglu ko ci téléphone Marie Rosalie Ndiaye. di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Marie-Louise député la bu bokkoon ci suñu groupe Benno Bokk Yaakaar nekk député Sénégal mu jóge fi tey kon li may jëkk a wax ginnaaw bu ma ko ñaanalee mooy jaale ko njabootam jaale ko itam président de la république bi nga xamee wax dëgg yàlla mooy suñu jiitu coalition Benno Bokk Yaakaar mais jaale ko bépp député boo xamee yaa ngi fii ci assemblée nationale. Marie-Louise ku baax la woon ku daan fekke suñuy waxtaan la woon ñu fal ko ci quartier bu ñuy wax Grand Yoff mu nekk ci député Dakar daan wax ak ñoom daan leen jooyal seeni soxla kon tey bu génne àdduna moo xam naa ne wax dëgg yàlla amul benn député boo xam ne amul naqar tey kon loolu laa mën a seede mu doon jigéen ju baax jigéen ju yaru jigéen ju dal jigéen joo xamee itam lépp la daan fekkee lépp lu ñu mës a organiser fii ci assemblée nationale daan lan teew kon maa ngi koy ñaanal yàlla fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee salaam. ñoo ko déggandoo defal nañ ko sax li ñuy wax une minute de silence maanaam ne tekkaaral benn ab diir lu jiitu sax tey ci assemblée nationale ñuy dem ci projet budget bi nga xam ne ministère bi ñu dénk wàllu dëkkuwaay yeeg itam ak catu penc mi loolu tamit ñu ngi ko doon fàttaliku kooku di Marie-Louise Diouf li aju yi tamit ci jàppante yu am tey ci suba ci université Cheikh Anta Diop ndongo yi ñoom daal tey jii ak alkaati yi seen diggante métti woon na lool bay sax mujjoon nañu taal ay pneu bokk na ci li métti ndongo yi lu ñu leen war a jox te joxuñu leen ko Bassirou Tine délégué la ci ñoom ci fa ko lettre waxtaan ci ak Ismaïla Marcel Koli. ko waral nag mooy bourse yi nga xam ne ba léegi gouvernement bi fayagu leen ko te toog nañu 2 mois yoo xam ne fayuñu bourse yi te bourse boobu noonu maanaam li muy jëriñ étudiants yi dafa bëri parce que étudiants yi loolu moom moo koy mën a dimbali pour muy am lu mu jënd ay ticket pour dugg restauration wala bu amee ay bic wala cahier wala war a tirer ay documents loolu moo koy permettre pour mu def ko donc étudiant bi soo ko xañee loo rek day nekk loo xam ne luy métti lay nekk. waaw bourse yi la ñuy kaas actuellement mooy bourse pédagogique yi ak subvention pour étudiants yi nga xam ne ñoo nekk si deuxième cycle bi. loolu lañ nekk di casse actuellement. Au fait, il s'agit de quel étudiant? C'est l'ensemble des étudiants? C'est l'ensemble des étudiants qui sont boursiers. Oui. ñi nga xam ne bourse pédagogique la ñu am ak ñi nga xam ne bourse sociale la ñu am même ñi nga xam ne aide sociale la ñu war a am aussi tamit si lañ bokk pour comme ni nga ko gisee nii étudiants yëpp ñoo booloo nekk ban pour jamaaloo ak police yi parce que du benn amical c'est le collectif des différentes amicales de l'ICAD ouais. Est-ce que am ngeen yeneen stratégie du waaw xam nga kuy dem guerre moom doo wone say arme quoi mais nga xam bu baax wala nit ñi xam bu baax wala état bi xam bu baax que ne ñun bàyyeeguñu te duñu sonn duñu tay parce que li nga moom suñ la ko joxul moom soit da ngay négocier pour jot ko def nañ ko état bi réagir soit nga dem tamit nga jot nañu négocier avec directeur bi mu xamal ñu ne que ne affaire bi si c'est au niveau
du ministère des finances foofu noonu la problème bi nekk mais étudiants ñun mënuñu nangu loolu noonu aussi tamit parce que boo loolu dafa nekk budget boo xam ne c'est un budget annuel bu ñëpp voté donc nañ ñu fay suñu bourse yi. nañu fay suñu bourse yi moom la mbokk moom rotale ay kàddoom mbaa ñu yëngalaat loolu la daanaka loolu lañ dégg ci galanu waxam tey ci hôpital ba nekk fële ca diwaanu Ziguinchor liggéeykat yi tey ji dañoo xëy ñoom it nañ leen jox seen i payoor coow li na kurru Ben Michel Kanfoudi. boo amoon salaire nan ngay liggéeyee ak boo ñibbee looy wax sa njaboot wala sa doom ne la yaa papa defal nañ ma école parce que fay loo. ak seeni sagar yu xonk la ñu génnee tey ngir ñaxtu ci biir hôpital régional bu Ziguinchor ñooñu le di agent de santé centre hospitalier régional bu Ziguinchor lu ñuy laaj mooy seen salaire weeru novembre Mbaye Badiane di secrétaire administratif sous section SUTSAS bu hôpital régional bu Ziguinchor moo yore seen kaddu. dañu waroon fay salaire yi. fayeguñ ko ba léegi ñu amee loolu ñu motivation bu ñu waroon fay ci weer bële fayeguñ ko waaw donc tu xam père de famille buy liggéey tamit waroo mën a toog ba le 9 amuloo salaire te motivation boobu daan na nekk loo xam ne moo doon jàppale nit ñi le temps que salaire bi di ñëw donc ñaar yooyu yëpp boo ko amul ça va être difficile donc loolu moo indi lii. personnel bu santé boobu la daal dinay profité ci sitting boobu yi tamit ngir ñaawlu yenn ci ay manquements yi nga xamante ni am na ci l'hôpital bi. que état bi xam ne amuñu chirurgien amuñu cardiologue amuñu urologue amuñu dara même neurochirurgien sax amuñu ko parce que dañ ko contractualisé mu ngi hôpital de la Paix mu ngi fii amuñu néphrologue amuñu radiologue dañu jël suñu xaalis di ko fay ay médecins pour la te état bi war ñu ñoo yónnee ay médecins pour la état bi nañu yónnee ay médecins. directeur hôpital régional bu Ziguinchor moom nag daal dinay nangu ni tardé am na waaye nag Martial Koli bopp mu ngi wax ni ñu ngi def seen kéemtulaay kattan ngir jéem a indi ci ay saafara. li ko waral situation bi nga xam ne recettes yi ñu doon am ci hôpital bi dañu wàññeeku. loolu buñ ko jëlee itam ñi nga xam ne ñooy ñëw faju fii te am ay mutuelle wala am ay IPM dañu yoreel hôpital bi. facteur yooyu boo leen xoolee moo indi difficulté yi nga xam ne moom la ñu jànkonteel mais ñu ngi trouver quand même ay solutions pour mën a génn ci situation boobu. ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi. Ben Michel Kanfoudi ci wàllu mbas mi gannaaw ko docteur googu la ci lañ daal tabi ci Covid 19 bi tey jii ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne ay ñu tawatoon lañu juróom-benn fukk yi ak juróom-ñeent yëpp wax nañu ne daal yor nañ doomu jàngoro ji fii ñu toll ni am na kenn ku ci faatu yi tamit ci wàllu Covid 19 bi El Hadj Mamadou Ndiaye. tey bésu alarba juróom-ñeenti fan ci weeru décembre bi ñu nekk. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak benn test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak ñett ñu tuddee cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy importé te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fanweer ak juróom ñiy tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee Mariste am na ci juróom Richard Toll am ci ñeent Dakar Plateau am ci ñaar Fatick am ci ñaar Médina am ci ñaar Mermoz am ci ñaar Point E am ci ñaar Almadi am benn Cité Djily Mbaye am ci benn Cité Mixta am benn Grand Dakar am benn HLM Grand Yoff am benn Koki am benn Liberté 4 am benn Louga am benn Mbacké am benn Mbour am benn Ngor am benn Ouakam benn Saint-Louis benn Thiès benn Yarax benn ak Yoff am ci benn ñeent fukk malade yi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fukki malade ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb talaata juróom-ñetti fan ci weeru décembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent wér nañ si ñett téeméer ak ñeent fukk ak benn ñàkk seen bakkan mu des ñeent téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna wala xare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe bés bu nekk
di leen fàttali na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan bi di bàyyi xel ci sol seeni masque fu ngeen toll masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di sopp lool di raxas seeni loxo ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité pour bañ a am doomu jàngoro ji di dandante ci yenn bërëb yi ak ci ndaje yi. syndicat bi ñu duppee confédération syndicale bu jëm ci liggéeykat yi ñoom ñëpp daal wax nañu ne ñu ngi doon toog tey ji nag di xool wàllu bilan bi ci wàllu Covid 19 bi ak fi ñu ci jot a tënk ak li ñu ci jot a gis daal nee ñu nag daanaka baaxul ndax askan wi ñu bëree bëri loru nañ ci te nañ ci waroon a taxawee itam taxawuñ ko ci confédération bi nag ñoom sax am nañu liggéeykat yu nekk ci wàllu waa kër docteur nañu boo defu ndànk kët daañu yëngu-yëngal Elimane Diouf waxtaan ci ak Adja Fatou Bari. situation bu metti bi nga xam ne Covid bi créé na ko ci wàllu liggéeykat yi et ci condition liggéey yi nga xam ne metti woon na trop surtout ci période première phase bi nga xam ne ñu bëri ñàkk nañ ci seen liggéey ñu bëri en tout cas seen njaboot tasaaroo na ci à cause de seen perte d'emploi ou bien seen chômage technique bu yàgg. saison touristique bi maanaam mu ngi waaj a ubbi. mais situation bi fi mu nekk nii liñ ci constaté mooy chef d'entreprise u tourisme bi ñu ngi defaat chantage parce que ñu ngi wax ne li leen état bi dimbale woon doyul pour ñu mën a reprendre liggéeykat yëpp gérer leen ci période bi nga xam ne ñu ngi waaj a ubbiwaat seen hôtel ubbi nañ déjà. secteur transport ak commerce donc ak industrie def nañ loo xam ne permettre en tout cas ak fermeture frontières yi amuñu recette yu leen permettre ñu liggéey. secteur yeneen yi comme santé comme éducation crise bi wone na ne naam liggéeykat yi fa nekk joxe nañ engagement bu mat sëkk pour faire face wante li ñu constaté ci crise bi mooy insuffisance yi nga xam ne révélé wu na ci secteur de la santé malgré résultats yeeg liñ ci wax yëpp. liggéeykat yi nga xam ne dañu ñàkk seen liggéey maanaam ci wàllu Covid bi liñ ci constaté mooy législation Sénégal permettre ñu indemniser leen donc foofu li ñuy xaar en tout cas ci gouvernement bi mooy xool yan matuwaay en dehors de lim jëloon maanaam loi d'habilitation bi président jëloon pour ñu jàppale leen. en dehors de loi boobu war nañ mën a aménager yeneen forme ndàmpaay comme yoo xam ne dañ koy instaurer chômage technique ou buñ leen licencier pour perte d'emploi. coalition bi nag mu ngi àddu di wax ne dina organiser benn marche bu mag boo xam ne dañ koy wooye marche pour def tout pour que agression yooyu ñu constaté ci liggéeykaay ñu def tout pour mën a protéger liggéey ak liggéeyukaay yi. fexe ba gouvernement bi gën a saytu liggéey. li aju ci tey jii juróom-ñeent fan ci weer wi bis bi nga xam ne àddina bi yëpp wërngal kàpp dañ koo jagleel wàllu guerre wàllu corruption fi mu toll nii Sénégal place bi mu nekk baaxul dara ci téeméer bi nekk juróom fukki ak juróom daanaka loolee boo ko xaymaa ci àddina bi juróom-benn fukkeelu place bi la ñu nekk kon soriwuñ ci réew yi nga xam ne bari nañu ni guerre corruption juróom-ñaareelu réew ci réewu Afrique yi itam. te loolu nag 2016 ba léegi daanaka soppeekuwul kon mooy mbir mi dafa mel dafay xaw a sampu service public yi tamit daanaka ci bëree bëri loolee ger googu daf ciy faral di am ba sax syndicat bi nga xam ne ñoo di liggéey ci wàllu justice ne daal itam loolu nag war nañ koo xoolaat bu baax a baax jooyanti yaat ko tam ak doléance yi itam jàmbar yi ñaari ñu koy teel a faj Aya Boun Malick Diop waxtaan ci ak El Hadj Malick Ndiaye. waaw tey duñu profiter ci bis bi nga xam ne adduna bi yëpp. dañoo takku di xeex mbirum guerre pour lancer benn message gouvernement du Sénégal parce que mbirum guerre booy xool ñi muy gën a dal mooy agent yi nga xam ne dañuy nekk ci ay fonction publique ay fonctionnaires maanaam loolu nag travailleurs de la justice yi le milieu de la justice rëccu ci c'est pour cela que tey ñu ne nañ ci profiter fàttali gouvernement bi am na ay engagement yoo xam ne jël na ko te bu ko matalee day gën a nekk ci yoonu xeex guerre ndaxte nag guerre musiba la te service public boo xam ne dafa am guerre day indi ay balaa ay gilaawaale ci biim réew te nag foog naa ne lu mel ne justice gouvernement bi dafa war a jël matuwaayam yépp ba nga xam ne lu ni mel ne guerre du fa am yoon.
loo xam ne mel na guerre du fa daal di am yoon ci guerre googu sax ay maanaam jumtukaay yu bari bari taxawal nañ ko ak itam ay tërëliin ngir xeexe ko li jëm ci wàllu corruption waaye nag matuwaay yooyu wala jumtukaay yooyu daal dafa woyof amaguñu doole ju mën a tax ñu mën a xeex boobule Birahim Seck bu Forum Civil daañu ko dalal léegi ci catal xabaar yi. kaddu yi nga xamee ne itam jëwriñ ji ñu dénk wàllu jumtukaay yi jëm ci wàllu dem bi ci jiiri ji dem bi dikk bi Mansour Faye wax na ko de daal itam ku amul loo fay ci péage bi nga jaar ci ñàll wi wala nga jaar ci route nationale bi loolee ñi nga xamee ne ñoo nekk ci autoroute à péage bi te koy jëfandikoo xool yëf yi naqarlu nañ kaddu yooyu loolu ne loolu kenn xamut lu muy firi Josette Kali. jàllub jëwriñ gi ñu dénk wàllum infrastructure transport terrestre ak désenclavement di Mansour Faye ca pencum ndaw réew ma mu ngi wéy di jibal ay kàddu ba tey rawatina ci tontu yi mu yëkkati ginnaaw ponk yi jëmee ci wàllum autoroute à péage bi ay kàddu yoo xamante ni collectif citoyen des usagers de l'autoroute ñoo koy ñaawlu di jàpp ni dara rafetu si Bachir Fofana porte-parole bu boobee collectif. autoroute baa ngi nii route nationale baa ngi nii ku mënul jaar ci autoroute bi na jël route nationale bi mu doon kàddu yoo xam ne ñun dañoo jàpp ni autorité bu toll ni moom warul mën a wax lu toll noonu ndaxte du foofu lañ ko doon xaaree ndaxte ministre de la république ak ku mu mënti doon ci secteur boo mënti doon lu ñuy xaar ci yow mooy nga nekkal fi citoyen yi askan wi mënut a ñaxtu benn mbir nga neen laan ku amul yaay nàmp mbaam ndaxte loolu mu doon kàddu yoo xam ne yi dafa rafetul te ñun waa collectif bi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. yooyee kàddu yu ñagas bu ñu sukkandikoo ci ñoom fësal na ni bi ñuy xaatim yile contrat ñeel péage bi xooluñu ci bëgg-bëgg population yi. dañoo signé contrat boo xam ne boo jëlee téeméer bu ne juróom-ñett fukk yi ak lu topp suñu alal la ñun Sénégal état du Sénégal moo dem leb ci suñu tur ñun citoyens yi muy bor boo xam ne ñun bu ñu ko fayul suñuy doom fay ko ñu dem dajale loolu yëpp indi mu nekk xaalis bu takku ñu dugal ko ci autoroute bi moom mii ñu jox exploitation autoroute bi 61 milliards la ci dugal sur 380 milliards mooy ñun citoyens yi suñu alal moo ci ëpp te ñun ñooy fay lu seer ñu jàpp ni nag foofu la loraange di njëkk a juddu. waaye sax ak bile doxalinu jëwriñ bi collectif bi mooy xamle ni xeex bi day wëy. juróomi ponk yu ñu tënkoon pour jóg di xeex ñeent yi am na au moins ay jéego yu si commencé kon nag mënoo jàpp ni combat bi nax saay na combat bi nag day continuer di gën a wëy loolu moo waral ñu def suñu étude wane ni autoroute à péage bi na muy doxee baaxul ci réew mi ñu war ko mën a saytuwaat suñu étude boobu noonu moo nekk ñun suñu contribution ci jox ko état du Sénégal mu porter suñu voix ci négociation yi. ci bile situation collectif citoyen des usagers de l'autoroute mooy sàkku ci autorité yi ñu gën di jiital intérêt wu peuple sénégalais bi ci noonee sax ñu gën a sëggati ci yenn ci ay ponk yi ñuy ñaawlu ci péage bi rawatina ñu wàññi lii di njëg gi. jërëjëf kon nag ñu dem ci wàllu tàggat yaram Odile ñu dem. jërëjëf Maodo Faye maa ngi lay nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu xabaaru tàggat yaram yi nag dañ koy doole ak li nga xamante ne moom mooy afro basket xale góor yi nga xamante ne amaguñu fukki at ak juróom ñaar te ñu koy amalee foofee ca Égypte ca Caire kon niki tey ji nag la ñuy amal lii di final bi dafay dox ci diggante Sénégal ak Mali Sénégal mi nga xamante ne nag moom mooy vice champion d'Afrique ak Mali mi nga xamante ne moom moo téye raaya gi jamono ji Sénégal ak Mali nag bi ñaareelu yoon la ñuy jongante ci li nga xamante ne moom mooy ab finalu Afrobasket U18 ndax atum 2018 ñoom ñoo finalu woon ñi nga xamante ne ñoom ñooy maliens yi mujj woon jël trophée bi dóor Sénégal jël trophée bi ci 78 à 76 tey nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom moo fi nekkoon basketteur di Vieux Ndoye nee ne ak défense bu baax bu dëgër Sénégal mun na dóor Mali ñu teewlu ko. xam nga jongante gone la. xam nga gone moom ku xam na ne dañuy des fois dañuy euphorique dañuy bëgg di ëppal des fois waaye man li ma ciy xalaat rek tey moom nañ ci dem ak xel mu dal te xam na ne dañuy basket d'abord pour ñoom et puis basket pour réew mi donc buñ ci demee ak xel mu dal war nañ cee mën a génn ndaxte soo xoolee bii passé final ba le passé Mali moo ñu gañe woon ci benn poñ seen dëkk waaye buñ ko jëlee revanche nañ ko jàpp ne dañu war a continuer liggéey mooy maanaam dafa am lu ñu fa yóbbu nañu fexe ba gagner trophée bi indi ko léegi nag pour dem ci nañ teg benn défense bu metti bañ ñoom ñu basket tere leen ñu basket et puis soo xoolee ñun bu ñuy attaquer am nañ ay avantage am nañ ay poñ yoo xam ne surtout suñu njool yi nekk ci biir mën nañ leen utiliser et puis xam nga coach yi ñoom ñoo yore stratégie gëm naa ne buñ leen mettre à l'aise dox leen li war man gëm naa ne booy war nañ cee mën a génn incha allah.
Sénégal Mali kon tey ci ngoon la bu juróom benni waxtu jotee ci wàllum jigéen ñi ñoom it ñu ngi amal seen final ni ki tey ji kon Mali mi nga xamante ne moom moo ngànk raaya bi jamono ji moom mooy laale ak ki nga xamante ne moom moo dalal boobule compétition di Égypte bi la jongante nag bu 15h jotee ci nag lañ ko daal di jàpp Sénégal nag démb donte sax am na victoire ci digganteem ak Égypte 67-64 waaye bile résultat doyul woon ndax dañ leen daal di éliminer ci bile compétition parce que ki nga xamante ne moom mooy Égypte Sénégal da ko waroon a dóor lu mu néew juróom-ñaari poñ yoo xamante ne mooy dox seen diggante ngir nag mu mun a fa qualifier ci final bi naka noonu ci mondial bi loolee nag mujjul antu ñu wax nag ci wàllum football ak Ligue des champions tey nag la ñuy jeexal li nga xamante ne moom mooy phase de poule yi ci groupe B bi nag bëri ñaari match la yoo xamante ne boo ci jàpp bu ne ab final la Mönchengladbach mi nga xamante ne moom mooy leader ci groupe boobule moom juróom-ñetti poñ la daal di am moom nag moom mooy dem seeti ji Real Madrid fële ca Espagne Real mi nga xamante ni nag mu ngi féetoo ci ñetteelu place bi am juróom-ñaari poñ Inter bu Milan moom mi nga xamante ne moo féetoo ci suufu tableau bi am juróomi poñ moom dafay daal di dalal Shakhtar Donetsk mi nga xamante ne mu nekk ci ñaareelu place bi am juróom-ñaari poñ ñeenti équipe yi nag ku ci nekk mun nga génn qualifié ci li nga xamante ne moom mooy huitième de finale yi waaye jàppale ni Inter de Milan ak Real Madrid ñoom la avantage bi gën a nekk parce que ñoom ñooy jongante seen biir dëkk yi bu ñu sukkandikoo ci kàddu taskatu xabaar bi nekk ca APS di Salif Diallo. mooy ñaari équipe yoo xam ne ñoom ñooy recevoir c'est-à-dire Real Madrid mooy recevoir Mönchengladbach Inter de Milan mooy recevoir Shakhtar Donetsk donc pour man daal Real day gagné te Inter de Milan day gagné parce que bon ay équipe la yoo xam ne dañu am habitude de jouer match coupé ensuite bon départ bu bon si mais bon nañ ñëwaat quoi pour man c'est des matchs yoo xam ne ñoom ils ont l'habitude dañu am habitude dañuy far di ko jouer ay final la quoi te final équipe boo xam ne tam mën na dem final moo koy gagné ou comme di gagné moo koy gagné donc pour man daal kii Real day dóor kii Mönchengladbach ki Inter day dóor Shakhtar donc ça veut dire que Real mooy doon paye Inter nekk deuxième parce que Inter goal average particulier moom mooy raw Mönchengladbach parce que 8 points lay am mais goal average particulier lay rawee Mönchengladbach incha allah. kon Real Madrid digganteem ak Mönchengladbach bu 20h jotee la boobule waxtu ba léegi Inter bu Milan moom dafay laaleeg Shakhtar Donetsk ci boobule waxtu Bayern Munich moom dafay dalal Lokomotiv Salzbourg ak Atlético bu Madrid ñoom ñooy laale Olympiakos ak FC Porto Manchester City ak ki nga xamante ne moom mooy Olympique de Marseille bu 17h55 jotee nag Midtjylland moom laaleeg Liverpool Ajax Amsterdam moom dafay daal di dalal Atalanta Bergame jongante bi nga xamante ne nag moo doxoon ci diggante Paris Saint-Germain ak Shakhtar ak Başakşehir nga xamante ne ni ki démb la doon am ñu mujj ko interrompre ndax ay kaddu raciste yoo xamante ne dafa génnoon ci gémmiñu ñeenteelu arbitre bi ci ki nga xamante ne moom mooy Pierre Achille Webo di ab doomu Cameroun bu nekk ci staff bu Istanbul Başakşehir boobu la jongante nag jàppale ni tey ji lañ koy amal Paris Saint-Germain ak Başakşehir bu 17h55 jotee waaye Maodo Faye dañuy fàttali rek ni doomu Sénégal bii nii Demba Ba nekk fële ca Başakşehir moom nag moo daal di taxaw temb ngir xeex li nga xamante ne moom mooy kàddu yu jaarul yoon yooyee nga xamante ne kii di arbitre bi yëkkati na ko ci ndoddu ki nga xamante ne moom mooy doomu Cameroun bi ndax li mu nekk nit ku ñuul. jërëjëf Odi loolu am na solo trop ci loolu Demba Ba def ñu ngi la ci jaajëfal bu baax a baax ci fàttali gi mbokk yi Birahim Seck bu Forum Civil la ñuy dalal ci bis bi nga xam dañ koo jagleel wàllu ger jumtukaay yi taxawal nañ ko waaye nag amuñu doole ñun koo xeexee jokkoom ak Ndeye Marème Ndiaye. Sud FM ganu bés bi. ñu ngi ak Birahim Seck yow yaa jiite kuréel bii di Forum Civil tey ji bés boo xam ne dañu ko jagleel di xeex lépp lu jublu ci wàllu guerre ñu bëggoon xam fii ci biir réew mi bëri na ay kuréel yoo xam ne teg nañu leen fii ngir ñu xeexee ko ci ni mu waree ndax tey jii mun nañu wax nag ne kuréel yooyu daal def nañ seen liggéey ci ni mu waree. waaw ci njëlbeen li ñuy constaté mooy dañuy wax ne Sénégal jotoon na def ay jéego yu bari yoo xam ne jëm ci wàllu promouvoir li ñuy wax transparence Sénégal teg na fi code de transparence dans la gestion des finances publiques Sénégal teg na fi également OFNAC Sénégal indi na fi loi sur la déclaration de patrimoine ak yeneen loolu dañ koy constaté waaye xeex corruption surtout jamono joo xam ne homme politique yi dañoo nekk ci li ñuy wax ay deal xeex corruption dafa laaj une efficacité bi rek ñaari fànn la
benn fànn bi mooy lu ñuy wax wàllu prévention bu fekkee da nga teg lu mel ne OFNAC te OFNAC boobu noonu amul xaalis bi nga xam ne moom moo war a tax mu mën def liggéeyam OFNAC boobu noonu amul yenn pouvoir yi nga xam ne war na ko am ci yenn agent yi muy contrôler OFNAC boobu noonu conseil de surveillance am ñi fa nekk ci nit dañoo bari ñi fa nekk ci ay nit dañoo bari ba tax na nit ñooñu bu leen wàññi woon jël xaalis boobu renforcer le côté technique mooy le personnel technique je pense que dina am benn début d'efficacité OFNAC boobu noonu également bu fekkente nit ki deful déclaration patrimoine amul benn pouvoir boo xam ne mën na ko wax ne ko enfin pouvoir bu am solo bu am doole boo xam ne mën na ko contraindre pour mu def déclaration patrimoine am tout récemment gis nga ne président de la République bi nga xam ne yenn ministre bañ nañoo def déclaration patrimoine président de la République moo génn également daal di wax ministre yooyu noonu def leen seen déclaration de patrimoine ci wàllu également li ñuy wax accès à l'information Sénégal depuis mu nekk Sénégal ba léegi depuis 2007 ni ngi def également benn campagne pour que Sénégal am une loi sur l'accès à l'information mais on se rend compte que Sénégal amul une loi sur l'accès à l'information loolu ay fànn la nga dugg ci biir administration bi boo gisee tey administration bi ñëpp xam nañ ne fi mu nekk nii rapport yi wane nañ ne booy seet corruption boo duggee ci administration bi di ko fekk loolu rapport yu bëri également wane nañ ko te Sénégal amul un code de déontologie général sur l'éthique et la déontologie au niveau de l'administration nga ñëw également ci wàllu répression bi ci njëkk également mooy l'institution judiciaire tey jii nii Sénégalais yëpp même acteurs yi ñoom directement ñu ngi jooy wàllu indépendance de la magistrature. kon suñu déggee sa kàddu loolu day firndeel ne fi mu nekk nii kuréel yu mel ni OFNAC yu mel ni IGE yu mel ni Cour des comptes ak yeneen yoo xam ne daal tey jii teg nañ leen fi ngir ñu daal di xeex lépp lu jublu ci wàllu guerre ñoom am na lu leen manqué am na loo xam ne daal war nañ ko indi ci ay coppite ngir fexe ba seen liggéey gën a ñoŋ maanaam daal lépp lu jublu ci wàllu autonomie budgétaire ak tamit institutionnelle. yenn institutions judiciaires yi amuñu une autonomie budgétaire te loolu dañ ko war a am pour mën a détacher wu ci ministère également de la justice beneen mooy le conseil supérieur de la magistrature parce que boo xoolee ñi nga xam ne ñoo fa nekk membre de droit loolu Sénégalais war nañ ko xam ñi nga xam ne ñoo fa nekk membre de droit ñoom ñëpp pratiquement dañoo am augmentation âge de la retraite bu 68 ans mais augmentation boo xam ne nga dem wala nga ñàkk a dem mi ngi dépendre ci président de la République dépendre ci loi mais mi ngi dépendre ci président de la République bu la fa jëlee rek nga ñàkk sa pouvoir donc kooku nga xam ne yow sa retraite mi ngi dépendre ci président de la République boo deful ndànk kat li mu bëgg di nga ko def donc conseil supérieur de la magistrature tey jii nii dafa war a dañ ko war a soppi ci lu gaaw fekkente ne bëgg nañ intérêt wu justice bi intérêt wu également lutte contre la corruption ak yeneen infractions yi nga dugal ba ci carrière magistrat yi président de la République ministère de la justice ak ñooñu nga xam ne wax naa léegi dañoo bénéficier wu également ci relèvement de la retraite bu président de la République ñooñu dañ ci am doole ba nga xam ne il faut que ñu instituer li ñu wax concours ci biir magistrature bi xamante nañ seen biir bu instituer concours seen biir les plus méritants jël poste yi nga xam ne moom moo nekkoon en jeu donc mënoo ne lay xeex corruption tey say instrument de répression defaroo ko taxawuloo ko rapport yi nga xam ne dañ koy produire amul benn effet parce que OFNAC des produits rapport CENTIF des produits rapport yeneen institution des produits rapport mais amul benn effet alors que jamono joo xam ne yaa ngi taxaw nga ne yow amuloo xaalis te nga nekk di négocier wala boog ngay mbébét ay xalaat yoo xam ne pour amnistier également ay nit wala boog pour amnistier ay nit ay faits je veux dire nga amnistier ay faits yoo xam ne kenn xamul ci benn nit la yem ci ñaari nit la yem wala ci génération également la yem loolu mooy lan Sénégal yi dañuy liggéey ba dee jël xaalis dugal trésor ay nit benn groupe di jël ko na tungaal xaalis boobu noonu après ñu ñëwaat également daal di ne oui pour apaiser Sénégal oui pour dalal Sénégal oui pour xeex pandémie nañ déggoo léegi déggoo boobu noonu nga sartaala ci également alal réew mi wala nga nasaxal également alal réew mi. léegi Birahim wàllu guerre ba léegi fii ci biir réew mi ndax am nañu yaakaar ne mën nañ ko xeexee ci ni mu waree ak tamit ci yan yoon lañ ko war a mën a jaarale. bi fi njëkk mooy citoyen yi taxaw parce que lépp loo xam ne citoyen bëgg nañ ko am nañ ko ci bëgg-bëgg mën nañ ko am bu citoyen yi taxawee xar seen tànk tubéy daal dina gouvernement bi jox la indépendance de la magistrature yi citoyen yi gouvernement dañ taxaw bu citoyen yi taxawee daal dina gouvernement bi bëgg nañ également ñu am une loi sur l'accès à l'information bëgg nañu réformer le code la loi sur la déclaration de patrimoine bëgg nañ également ñu am une loi sur un cadre de déontologie et d'éthique également au sein de l'administration bëgg nañu am également seen pratique politique yi nga xam ne ay dil ay waxtaan yoo xam ne ci kaw dara askan wi bëgg nañu mu dakk loolu bis bu ko askan wi décidé amul benn gouvernement bu ko mën a bañ donc mbir mi d'abord mi ngi nekk ci population bi ci seen bëgg-bëgg beneen bi également mi ngi nekk ci président de la République bu fekkente ne moom bëgg na également mbir mi avancé dina avancé. Birahim Seck ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf Ndeye Mariam. ñuy fàttali ne yow yaay coordonnateur bu Forum Civil.
Maodo Faye. mbokk yi am ngeen jaajëf ñeent fukki minutes ak ñeent gannaaw xabaar yi moo feggu ci benn waxtu Assane Thioune moo nekkoon ci xarala gi ñu ngi leen di ñaanal jàmm.